jot suñu ay vidéo da ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international. yéen ñi nekk fii ci Sénégal wala bitim réew te am fi kër wala villa wala immeuble wala appartement wala ay bureau wala ay magasin te bëgg ku leen ko yoreel wala mu leen koy luyeel ci ay anam yu set yu sell see ci leen gaaw wala ngeen jokkoo ak agence Techno Habitat ndaxte agence Techno Habitat looloo ko tax a jóg ngeen dénk ko seeni bien immobilier mu yore leen gérance bi ci ay anam yu wóor ba fu ngeen mën di nekk seen xel dina dal ci lépp luy kaaraangeek location bu wóor te mucc ayib. agence Techno Habitat mi ngi nekk cité Mermoz ci wetu ancienne piste villa numéro 89 téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy caabi Tawfekh. salaamaaleykum mbooloo mi salaamaaleykum sénégalais yi nekk di ñu seetaan yi nekk ci réew mi ak yi nekk bitim réew li ko Aliou Sané tàmbalee dañuy dellu jaale Guy Marius Sagna mi nga xam ne waajuram bu góor dafa génn jamono yi di ko masawu di ànd ak moom ci naqar boobu di laataamaa tàmbali gërëm ñëpp ñi nga xam ne ci semaine bii ñu génn wax nañ yéey nañ yàbbi ci situation particulièrement Simon mi nga xamante ne yaramam neexul woon wax nañ ca lañ ca mën dund nañ ca ñeneen ñi lañ ca mën ba tey jii yàlla def na am na liberté provisoire ba génn. Aliou Sané bi muy wax na ne soo xoolee dossier bi ni mu tàmbalee lu tax Y'en a marre nekk à l'aise tey toog fii di wax lu tax ñu nekk à l'aise ak suñu ay camarades FRAPP ak ñeneen ñi nga xam ne ñu soutenir combat bi nii c'est parce que bi mbir mi éclaté vidéo génn comme tous les Sénégalais dañu toog observé ñu ne ñun suñu responsabilité en tant que mouvement boo xamante ne daf fi nekk ne lépp lu dul yoon ci dëkk bi da koy kaas balaa ñoo dugg ci biir dossier bi bay xam la ca biir ci melokaan wa ñu gis dañ ciy taxaw addu ci laaj ci yoon mu def ca la ca war comme bu doon keneen Modou wala Pathé wala ku bokk ci beneen boor na koy Y'en a marre wala FRAPP wala beneen mouvement taxawee di wax ñu ne li ñu ci gën a may à l'aise mettre à l'aise ci situation boobu mooy kilifa bi nga xamante ne moom lañu gis ca vidéo bi moom moo njëkk a taxaw mu ne yéen kat sama gars yi bind naa damay sursoir maanaam damay ñëganiku ci samay yëngu-yëngu ci biir mouvement bi la ca kanam ba mbir mi leer ñu sawar lool yàkkamti lool yooxu fépp waaw na justice def liggéeyam na justice def liggéeyam yaakaar ni bii yoon comme dafa laal activiste comme dafa laal mais vraiment koo xamante ne nii ci weneen wàllu bi la féetee yoon dana def lépp luy disposition jël ko ci pour teg ko mu jaar ca yoon pour Sénégal gépp observer justice bi mën cee lenqaliku ci tilim bi nga koy takkal boobu ba léegi ci wane sérieux ci wane ne parparloo amul ci wane ne dëgg am na ci mim réew ñu topp mbir mi enquête yi jeex ñu topp ko bu mbir mi yegg tribunal muy mardi boobu Aliou Sané doon wax bi ñu paree ñu ne kon de kilifa escroquerie lañ ko toppee ñu ne waaw escroquerie kon ñu ne flagrant délit lañ koy def jeudi waaw ñu ne alhamdulilah parce que ñun gis nañu ay avocat wu kilifa ak Simon ànd ak dal ànd ak confiance wóolu seen bopp ci dossier bi yàkkamtu ñëw lu dul dem taxaw janoog juge ak procureur pour lijjanti seen ay clients mais diggante 17h 19h ñu changé ko yóbbu ko instruction parce que ils se sont rendu compte que buñ ko yóbbuwoon flagrant délit te amul benn plaignant loolu déjà juge bi danaa leen dangeen maa yàpp waaye lu ne fànn kenn du ko jeex lan moo war a mën a yóbbu dossier bii nii instruction bu fekkente ne ci vidéo dong la ñuy wéeru vidéo yaa ngi fi disponible na kon lan moo ko war a mën a yóbbu instruction tey xel tàmbalee tey ci na ko nit ñi commencé organiser parce que bu nekkee da nga ne kii escroquerie laa ko toppee
la tax ma woo ko ay vidéo la yoo xamante ne mi ngi tasaaroo ci internet bi kon kay flagrant délit la soo ko yóbbee instruction mooy dossier bi nekkatul dossier civil c'est devenu un dossier politique lu tax parce que Kilifeu ak Simon seen taxawaay ci mim réew parce que Kilifeu ak Simon li ñu représenté ci mim réew ci côté activiste loolu loo waral ñu changé leen pour mën caa parparloo fayantoo def seen ay yëf yi ñàkk fayda nga gis ni procureur amee imagination procureur bi son imagination est très fertile même parce que chef d'accusation yëpp teg ca ndoor Simon ak Kilifeu dafa mujj doy waar nga gis ne que ñii temps bi ñuy jël ci def ko ci xalaat lu bon bu ñu ko defoon un quart bi ci xalaat lu baax réew mi jëm na kanam parce que loo xam ne sur la base de vidéo bi ne nga ne moom la vidéo boo xamante ne nañ ko collecté diffusé ko tooñ nañ ca Kilifeu porté ca plainte ba tey kenn owu ca kenn bàyyi nañ lu tolloog weer moom ci boppam ñu koy soog a woo ndax naan ko da ngay dëggal sa plainte mu ne waaw ñu bàyyiwaat weer woowuñ keneen ci dossier boobu noonu te ñëpp xam nañ ne vidéo bi lañ ko jël te yëgu ko ñu publier ko mais am na fu mu jaar parce que bu fekkee ne ka def vidéo bi muy ceer ma nga ca kaso ba vidéo bi rombut moom ay avocat am rombut gendarmerie ba rombut parquet kon kan la ñuy protéger aujourd'hui ba nangu ñëw wéyal enquête boobu kan la état du Sénégal wala boobu police bi wala ku mu munti doon di protéger ci dossier bi ba tax nangu ñëw woo kenn ci plainte bi nga xam ne Kilifeu def na ko pour ñu addu ci mbirum collecte ak diffusion de données à caractère personnel muy lu ko loi may kon l'avocat yi dugal demande de liberté provisoire ñu lànk l'avocat yi dugalaat ñu lànkaat ci ñoo xamante ne nii répondre nañ ci lépp li nga xam ne moom la yoon maye pour ñu may leen liberté provisoire damay taxaw foofu tuuti ne du rek Kilifeu ak Simon parce que am nañ xëy na ñu taxaw di leen waxal képp koo xam ne dañ laa jàpp fii ci mim réew loi moo la may ne su nekkente ne yow ponk yi ñu laaj pour mën laa may liberté provisoire ponk yooyu ma nga ak yow ñu may la liberté provisoire mooy maanaam yaa ngi dëkk ci réew mi te xam nañ sa adresse am nga fi njaboot te xam nañ fan lañ dëkk fii ngay liggéeyee te xam nañ nan ngay def loolu bokk na ci ñetti garantie yi ëpp solo pour ñu mën laa may liberté provisoire te defe naa ne Kilifeu ak Simon am nañ Simon yi rax ci dool yi yaramam neexul muy feebar boo xam ne da ko topp depuis 2017 bokk ci ñëw dooleeku Sénégalais yi wax ci ñu ragal gilaawaare dal leen ci biir kaso bi looloo tax ñu bàyyi Simon waaye dama bëgg ngeen xam ne du parce que procureur bi dafa baax attention procureur bi baaxul de procureur bi gentiwul de procureur bi mayul Simon liberté provisoire parce que dafa feebar il était dos au mur parce que Simon dafa répondre ci lépp loo xam ne moom la ñuy laaj ci ay ponk il n'avait pas le choix de la même manière que amul choix ci situation Kilifeu bi waaye fayantoo lañ ci gis ak xooqatal ak kum tappale parce que teguñ ko fenn fu ñu leen ko mënut may du ma delluwaat sax di tudd ay Bougazelli di ci boole Kilifeu toftal turu Kilifeu ak Bougazelli yëpp Kilifeu la toftal turu bandi de grand chemin yi nekk ci réew mi di sàcc di taxawaalu ak turu Kilifeu yëpp Kilifeu la parce que taxawaayam ci biir réew mayul benn Sénégalais muy toftal turam di ko méngale ak kum ci mënta doon ci ces voyous de la République yi nga xam ne ñu ngi taxawaalu nekk ci seen ay soxla kon Sénégal ñun ñëpp ñoo ko gisandoo yoon moo nekk di jéng yoonu Sénégal moo nekk di def la ko neex di fayantoo ci ñu ñàkk fayda di nekk ci ay détails nañu bàyyi doomu jàmbur mu génn te ñu gaaw juger cette affaire et attention Simon sax liberté provisoire am bi dañ cee ñambaas lu ñuy woowee maanaam contrôle judiciaire maanaam mayuñ ko rek ne ko demal nga toog dañ ko may ne ko chaque le 5 ñëwal nga wuyu si amoo droit bouger amoo droit kon lan la ñuy xaar ci juger cette affaire parce que bu nekkente ne yow déglu nga leen sur le fond du dossier kon kay jeex na xanaa dem procès moo tax mais li ngeen bëgg a def mooy téye ko di ko dilatoire mu nekk épée de Damoclès ngeen téye leen di leen xool di leen observer bu élection ñëwee bu Kilifeu ak Simon génnee wax ngeen ne wax ngeen kon kaay leen comme li ngeen bëggoon def ci Barthélémy comme li ngeen bëggoon def ci keneen ak keneen mais loolu la ñu wax du fi amee ñun li ñu bëgg mooy ñun ñëpp askanu Sénégal li ñu bëgg mooy
mbir mi leer dañoo bëgg mbir mi leer est-ce que musuma gis ci histoire ru réew nit ku ñu tuumaal mu ne iwaay dimbali leen ma ngeen jugé ma ña muy àndal ne dimbali leen ñu ngeen jugé ñu que lumière soit faite sur cette affaire. Le Sénégal a besoin de Simon, le Sénégal a besoin de kilifa nañ leen yóbbu ñu àtte leen taga tembe nañu may kilifa liberté provisoire parce que dafa répondre ak normes yi ñu laaj yëpp. kon nag Aliou Sané wax na ko léegi kilifa xëy na moom mooy point de départ pour ñun mais yoon mi ngi jeng ci bépp sénégalais yoon mi ngi jeng ci bépp sénégalais tey jii yow boo féetee yow APR am nga ay garantie sa garantie mooy lu la neex waxal lu la neex defal foo dugg foo jëm kenn du la laal kenn du la xoqatal utal say nervi dóoreel jëlal say jaasi dóoral waxal lu la neex kenn du la xoqatal kenn du la laal waaye bu fekkee ci kujje gi wala bu ñu jàpp ne activiste nga yow moom sa tànk doo ko yëkkati sa kàddu du jib kon yoon mi ngi jeng te dinañ ci oote ndaje mu rëy ànd ceeg sénégalais yépp ñu def marche bu am fulla ak fayda laaj suñu justice bi mu bàyyi nii mu nekkee parce que dafa yàq image du Sénégal dafa ruusloo sénégalais tey jii kenn amatul fierté ci justice bi nga xamante ne nii nguur Macky Sall da ko jël def ko yatam bu muy dóoree képp koo xam ne féetewoo ci wàllam et que loolu constat la bu bépp sénégalais def et ci loolu la ñu wax ne dañ ci war a taxaw xeex ci ba am ci ay jéego pour que Sénégal mën a delluwaat nekk un pays boo xam ne dañ koy woowee état de droit aujourd'hui kenn mënatul wax waxu droit fii au Sénégal et je pense que Y'en a marre ci comportement bi mu adapté woon c'était un comportement pour man bu juge yi procureur yi justice bi jël exemple ne attention organisation bi kat wane nañ responsabilité parce que tudd nañ seen ay nit ci ab mbir nee nañ na ko yoon leeral waaye yoon bii moom ku ko bàyyeeg nit wala ku ko bàyyeeg mbir ma dana nasax wala mbir ma dana naxsaay te doo ci am mujj bu baax ndax la ñuy nekkee lu dul safaan lañ nekkee ci dëkk bi et loolu dinañ ci jóg ci jamono yi néew a néew indi ci marche bu am solo pour que mu leer waaye tàggatam bi jàpp lañ ne kilifa amatul lu muy def ci kaso bi parce que répondre na à toutes les normes yi nga xam ne moom la ñu laaj pour may ko liberté provisoire képp ku nekk foofay ca Rebeuss nekk en détention tey demande de liberté provisoire tamit te répondre ci ponk yi ñu laaj dañ la war a jox liberté provisoire kon du kilifa rek képp kuy sénégalais nekk ci kaso bi tey nañ la jox liberté provisoire bu dee yaa ngi répondre ci normes yi tax ñu war ko joxe suñ ko joxee ñenn ñi pourquoi ñu koy bañal ñeneen ñi te ñu génne loxol politique ci yenn dossiers yi ci mim réew buñ buggee réew mi nit ñi am jàmm nekk si jàmm loolu laa ci bëggoon a sànnee ñu ci ay kàddu di taaxirlu seen i question bu dee am na ñu mën a wéyal ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international